di leen ñaanaat ngeen tàccul ma l'international Mansour Ayanda. tey boo leen gisee Medivac ba ñuy mën a taxaw fii di bége di tàccu naan dañuy joxe ay mayo gannaaw yàlla daf ko jaare ci jëmm yi tey ñoo ma dooleel ba Medivac tey mën a am moo tax lépp lu ci mënti am dama bëgg ngeen ñaanal ma leen yal na leen fi yàlla saxal balaa dara di xew ngeen baal ma balaa tamit ñuy def dara damay remercier ma door a dugg sama discours damay remercier le ministre Seydou Gueye bi nga xamante ne moom tamit démb macha allah defe naa gis ngeen ci ko ci réseaux sociaux yi lu mu ñëw indil ñu lépp ci ay équipement ndox ak lu ci topp di remercier le ministre maire Bamba Fall teew fi mais macha allah tey lu bëri buñ ko mënee gannaaw yàlla jox nañu enveloppe bu duun boobu tax di remercier Chibi Mengue bi nga xamante ne moo ko fi représenté di son directeur de cabinet di remercier tamit monsieur Sidi Sam mësul jug di ñu jàppale depuis daaw ci ay conseillers ci ay xam-xam ci ak dooleem ak ñaxam dama bëgg tamit encore une fois gars yi ngeen tàccul ma monsieur Sidi Sam may remercier suñu député bu bees Ngouda Libaas Laay moom mi nga xamante ne bañ ko waxee tegu ci baat dafa ne lépp lu xale yi bokk buuba soo leen ma ci woowee man bokk naa dama bëgg ngeen tàccul ma Ngouda Libaas beneen bu si topp suñu maman Astou Gueye moom mi nga xamante ne wax dëgg fa neex yàlla damay suñu délégué de quartier de waaye moom ku yàgg sonn ci waa Médina di leen ñaan tamit ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax di ñëw tamit sama pap sama xarit Mame Matar Gueye moom kenn dootu ko présenté loolu di ko ñaanal yàlla pap yàlla na la fi yàlla saxal di remercier encore une fois sama imam comme ni mu ko waxee damaa dëgëroon bopp xaw na ma rey dóor na ma dóor mais tey alhamdulilah lii la si bëggoon parce que tey maanaam abaana bu jaarul woon foofu ak man xëy na mën na demee neneen di leen ñaan ngeen tàccul ma Mamadou Bassirou yeneen li si topp dama fi nekk di lim encadreur yi nga xamante ne pour cette année ñoom ñoo fas yéene ànd ak Medivac parce que tey suñu ne Medivac naka la démarré 2001 ku ci mel ni madame Diawara ak Mansour Ayanda ñoom de la xale yi doon ñëw fii di seetaan seeni entraînement académie Mansour Ayanda tey ñu ñëw mën na ko Mansour man de bu doon sama sago xale yi toxaw ci biti di seetaan est-ce que duñ leen may seen chance xëy na ay Sadio Mané sax ñoo ngi ci biir mu ne ma gisal ma madame Diawara boo gisee madame Diawara man amul problème ba ma gisee madame Diawara dafa ne ma buuba hormis ça man parc bi xale yi duñ fi jóge chaque jour man ak xale yi ñoo bokk xale yi ñooy samay morom kon d'accord naa ma dem gis la ministre Seydou Gueye mii toog ñoo ne ko ministre man de xam naa ni ko la lakkal laa moom dama koy seede tey xam nga ni présidence ak bureau ci wàllu boppam institution la mais man awma fa sens interdit heure bu ñu neex la ñuy dugg parce que moom ak oyofam moo ñu ci xajal ba loolu mën a am moo ñëw ne ko da ngay jëndal xale yi maillot par force te daaw dafa fekkoon mu nekkoon en plein campagne ki di campagne xam ngeen ni kon budget daf fay taxaw mu ñëw nangu jënd maillot fi yu ñu soloon daaw yëpp moo ko jënd muy ballon muy équipement yëpp moom mii moo ko jënd ñëw jox ñu ko muy ñoom Sidi Sam ñëw ànd ceeg ñun tamit def ci seen doole ba daaw mu mën a réussir tey boo leen déggee ñu naan Medivac xale yi nga xamante ne ñoo toog nii man booy Médina laa def comme ñoom lu ñu def amoon âge bu ñuy def tey gis ngeen géej gi xale yi xooleen fa leen tourné ay xale rek a fa nekk pour éviter xale yi bañ a dem ci géej gi pour éviter xale yi ak nga xamante ne tali yi xat nañu ak accident yi fay am ñun suñu wàllu bopp ñu nekk tey ñoo jéem a ñun encadrer xale yi parce que boo leen déggee camp de vacances lu ci ëpp ay Dakar Sacré-Cœur nga koy dégg wala borom alal yi borom barke yi ñoo koy def ñu ne non dañuy refuser loolu amul affaire de borom barke ñun dinañ organiser loo xamante ne boo demee Dakar Sacré-Cœur soo ñëwee ci parc bi moom nga fiy fekk xale yi dañ leen di jox équipement gratuitement maillot bas flottant madame Diawara génne alal gu bëri jënd ko jox ko xale yi ñu jóge ci loolu gars yi may leen loxo waaye yéen tamit ba leen tàccu leen doo leen am maillot de
ñu jóge ci loolu ñëw ci wàllu boppam ànd ak encadreur yii ñoom ñi nga xamante ne tey dañu jaar ñoom ñëpp ci seen ay loxo bañ leen ko waxee dañ ne Bouba yéen da suñu liggéey ngeen di def lii ñun ñoo ko waroon def mais gannaaw yéen da ngeen jug pour def ko ñun dañ ciy ànd ak yéen ñoom tamit ñu nekk ñu ñàkk ki ñaan macha allah. Imaginez pendant 1 mois nga ne la tàggat ay xale chaque jour de 8h à midi moo tax dama naan leen ñun amuñu seen fay yàlla mi moom fay yàlla leen yàlla fay. ñu jóge ci loolu ñu ne cette année du ñu yem ci football dañ ciy boole cours de vacances boo xamante ne dañ koy def gratuitement chaque jour de 16h à 18h comme ni ko imam waxee yemuñu ci jàng français donc dañu bëgg a xale yi jàngaale alxuraan. di remercier waale monsieur Meng mi nga xamante ne moom mooy directeur u CREI centre de recherche et d'essai bu ministère de l'enseignement supérieur bañ demee seeti ko daf leen ne Bouba man maa leen di remercier au lieu ki ngeen remercier man maa leen di remercier parce que lii dafa bokk suñu programme mu ne leen xale yi ñun dañ leen di initier ci informatique maanaam wàllum informatique dinañ leen fexe initier ci xale yi te yemuñu ci loolu même papa yaay nijaayu xale bu ci bëgg day ñëw ñun ñu former ko gratuitement du ci fay dara dama bëgg ngeen tàccul ma monsieur Mbengue mii taxaw. ñu jóge ci loolu ñu ne comme que léegi dañuy pallier sport ak étude du 1er septembre au 1er octobre ba ñu demee gis le ministre Bamba Fall mooy leen Bouba lan ngeen soxla ñu ne ko bu doon suñu sago ñu am fu ñuy defee cours de vacances mu boole ñoog Chibi Mbengue bi Chibi nee na Bouba ban école ngeen bëgg ñu ne ko école boo jox mu jox ñu Médina 5 Médina 5 bu ñu dem ñu àndal ci amicale des associations de la Médina léegi ñoom association yi nekk Médina yëpp dañoo am amicale ñu ne Bouba Medivac doo ñu ci ëppale ñun dañuy ñëw jël affaire bi maanaam lépp lu jëm ci wàllu cours de vacances bi ñun ñoo ko gérer ñun ak waa Médina Académie ak yeneen association yëpp dañ ci dugal seen loxo ne ñoom incha allahu rabbi ñoom ñoo nar a jox xale yi cours français anglais mathématiques yi si topp sànq suba laay door a gisanteeg imam Bachir man ne ko imam de bëggoon nañ suñu doom yi ku leen jàngal alxuraan mu ne ma loolu melal ni nekk na incha allah naa ci waxanteeg Dieynaba su d'accord rek ma incha allah ñu xool naka lañ koy doxalee kon dama naan imam ñun tamit amuñu sa fay. ñu ne léegi desul loolu tous les week-ends lu fi tax suñu papa Mame Matar Gueye nekk fi gis ngeen ne dafa ñëw yàgg xeex lu jëm ci lu nga xamante ne day faagaagal doomu aadama muy wàllum drogue wàllum leneen ak leneen ñu bëgg tous les week-ends ñuy dajaloo waat fii si parc bi parce que bëgguñu football boole ci dem jàngi rek dem dañ ne non dañuy sensibiliser xale yi ci lan suñu thème ren mooy lutte contre la délinquance juvénile parce que tey xale yi boo leen tàggatulee si âge bi dina am âge boo xam ne bu ñu ñëwee di nga leen bëgg a tàggat mu tëla moo tax moom dafa ñu ne Bouba pare naa foo leen ma woo ci loolu man pare naa pour ànd ci ak yéen moo tax pour bañ a guddal man du ma def lu dul di remercier presse bi fi taxaw di remercier encadreurs yi di remercier képp kuy autorité fii ci Sénégal xamal leen ni tey Medivac bu nekkee gannaaw yàlla seen loxo moo ci toog di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram wasalaam. waaw di fàttali encore dañ may fàttali le sous-préfet Djibi Diallo keroog bañ ko seeti jee moom tamit le sous-préfet Djibi Diallo daf ñu ne Bouba waxuma sax parrain man jàppale leen ma comme partenaire u Medivac 2022 mu génnee alalam def ci tey dafa ànd ak président voyage moo tax teewu fi tey mais nee na jeudi incha allah jouru kii bi nu mu tudd waay jouru ouverture bi moom ci boppam mooy ñëw joxe coup d'envoi bi encore une fois sous-préfet Djibi Diallo ñoo ngi koy sant di ko gërëm encore moo salaam